problème la déjà dégg nañu côté Médina am na immeuble boo xam ne dañ ko mettre en quarantaine isolé ko en attendant parce que am na kenn koo xam ne njort nañu ne moom la amee en attendant nag muy positif wala peut-être en attendant ñu ci am lu gën a leer loolu également xëy na day war a mën a tax ba ku ci nekk ku ne également boo yëgee lenn sa yaram bu rus yëglu parce que traitement bi quand même c'est gratuit amul lenn loo ciy fay. amul tam lenn loo xam ne war nga ko cee mën a rus wala boog sa njabootu rus ko ci ku ci nekk jëlal sa responsabilité ñi nga xam ne ñooy jóge bitim réew donte tëj nañu frontières yi xëy na ñàkkul ay pexe yoo xam ne tam nit ñi ñu ngi koy def mais képp ku jóge bitim réew également rawatina nekkoon ci réew moo xam ne feebar baa nga fa du gàcce nga mën a yëglu du gàcce également loo sentir sa yaram tam nga mën a yëglu ba ñu mën la taxawu ndax faj moom c'est gratuit. te loolu moom dañ koy santewaat encore sunu kilifa yi juste pour appeler ku ci nekk ci ñun à plus de responsabilité ku ci nekk également jël say matuwaay waaye également jàpp ne tant que yaa ngi mën a dimbali sa bopp également yaa ngi dimbali sa morom parce que boo fexee ba feebar bi wàllante gi du jaar ci yow rek dafay am solo lool pour réew mi yëpp te kon nit ñi nañu assurer avec responsabilité nit ñi bu ñu ragal parce que lii également nga toog sa biir kër mën nga cee lor sa njaboot dégg nañu la xew déjà ci ay réew yu bëri ak jafe-jafe yi nga xam ne ñoom am nañ ko dégg nañ ko également ci réew yu bëri ak la nga xam ne mu ngi ko fay def fii nag Sénégal ñu doolee sant yàlla ndax xëy na yeggaguñu ci yenn situation yi yàlla nañ ci yàlla suturaal yàlla nañu yàlla également musal loolu dañ koy ñaantey ji parce que nag li ñuy dégg feneen moom doy na waar te fan yëpp également waa Kër Docteur ñu ngi wax ak ñun ci ay kàllaama yu leer donte nag ñu bëri xëy na jëliwuñu kàddu yi waaye nag nañu peut-être préparer nañu tiit parce que foofu la ñu war a mën a toll ku ci nekk war a mën a jël sa responsabilité ku ci nekk également war a gën a mën a teey ku ci nekk également war a gën a mën a faggandiku ndax loolu mooy tax ba buñ ko songandoo ñun ñëpp niñ ko defee nii également sunu bopp la ñuy dimbali kilifa yi la ñuy dimbali réew mi yëpp la ñuy dimbali sunu dëkkandoo la ñuy dimbali sunu njaboot la ñuy dimbali kon loolu dafa am solo lool ku ci nekk également sóoraale ko ñuy xaarandi ministère de la santé ak xayma bi nga xam ne bés bi yàlla saak ñu defal ñu ko ci waxtu wi dafay am solo tam ñu leen di déglu dafay am solo ñu leen di topp xam lan la ñuy wax di ñaan yàlla nag xëy na feebar bi mën fee tënku ñi nga xam ne tam tëdd nañu yàlla suturaal leen wéral leen ñu mën a dellu ci seen i njaboot ak xel mu dalal tam seen i njaboot parce que tam nga yëg ne sa nit feebar na te mënoo ko dem seeti wala même boo demee seeti doo ko gis kon loolu également beneen stress la boo xam ne njaboot yaa ngi koy vivre ci ñi nga xam ne bokk amee nañ ko mais nag ma fàttaliwaat ko du gàcce ndax yeneen feebar a ngi fi yàlla nag mooy dogal yàlla mooy def waaye nag feebaru corona bi nañ ko jël très au sérieux nit ñi xam ne mi ngi fi te ku ko am une fois de plus du gàcce ndax xayma nañu 20 fukki nit ak juróom-ñett ñoo xam ne faju nañu ba wér ba yeewi nañ leen loolu déjà firnde la ci ñi nga xam ne kon tëdd nañu déjà gis nañ ci benn kilifa Girassi nekkoon fi ministre amoon na ko te ba mu ko amee tam ragalul wax ko siwal na ko pour wax nit ñi ne moytu leen li ñuy wax am na ndax man mii dal na ma bi mu fajoo tam ba wérit defaat na beneen vidéo gërëm Sénégal yëpp gërëm kilifa yi gërëm ñi nga xam ne ñoo ko taxaw gërëm njabootam waaye tamit di sàkkuwaat ci askan wi ñu gën a moytandiku parce que lu am la dégg nañu ay seede kon nag loolu dafay am solo également ñu mën ko sóoraale bu baax a baax mën leen na topp xam ne réew mi fii la toll te du Sénégal kese bu doon Sénégal kese sax xëy na ñu mën a wax waaye fépp la ci biir àdduna ndax bu ñu xaymaa rek feebar bi dugg na ci ay gox ay réew ay diiwaan ñu ngi koy xayma tey jii ci téeméeri réew ak juróom-ñetti fukk ak lu ëpp juróom-ñetti fukk ak ñett sax defe naa presque 200 pays ak territoire yoo xam ne feebar bi dugg na fa tey jii looloo tax depuis le 11 mars la OMS ne yëfi nekkatul épidémie maanaam lu ñu mën a concentré ci ab gox waaye pandémie la pandémie nag mooy lu laal àdduna bi yëpp te defe naa buñ fa tolloo kon xeexu ñëpp lay doon fi mu nekk nii réew yi kenn talatul kenn réew mu ne bopp sa bopp Sénégal a ngi def ay pexeem Mali ngi def ay pexeem
Mauritanie ngi def ay pexe Guinée Bissau ngi def ay pexe parce que réew yooyu yëpp am na ko tey jii yeneen réew yu ñu wër yëpp ñu ngi koy dégg feneen également ci biir Afrique ñu ngi koy dégg feneen ci Tugal ak États-Unis ñu ngi koy dégg encore Asie fa nga xam ne feebar bi fa la bawoo rawatina Chine goxu Hubei ak Wuhan fa nga xam ne suñu mbokk étudiants yi ña nga fa waaye même Chine tey jii def nañu seeni pexe ba amaana ñu ngi ciy génn ndànk-ndànk ba Chine sax mi ngi dem di dimbali yeneen réew yu mel ni Italie Espagne ba ci France Cuba également yàgg nañ leen xamee ci wàllu googee yónnee nañu ay médecins ci yenn réew yu mel ni également France te kon tax na ba tey ji yëf yi moom dafay am solo lool kon nag ñu déglu waa ministère. Sur 97 tests réalisés, 13 sont revenus positifs. Il s'agit d'un cas importé, de 12 cas contacts suivis par nos services. 12 patients hospitalisés ont été déclarés aujourd'hui guéris après un contrôle négatif. Ils sortiront donc de l'hospitalisation aujourd'hui même. L'état de santé des patients actuellement hospitalisés est stable. Aussi, l'évolution des 2 cas graves est stationnaire. À ce jour, 175 cas ont été déclarés positifs, dont 40 guéris et 135 sous traitement. Par ailleurs, vu la persistance de 2 foyers au niveau des districts sanitaires de Dakar-Ouest et de Dakar-Sud, une réunion d'urgence est prévue ce mardi 31 mars à 17h entre les acteurs concernés pour définir une approche spécifique à ces 2 districts. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Ma lire leen communiqué numéro 30 bu tey talaata 31 mars 2020. Ministère de la Santé et de l'Action sociale jot na examen yi xamante ne Institut Pasteur jox na ko si juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari test yu ñu réalisé mën nañ leen yëgal ne fukk ak ñett ñëw nañ nekk ay examen test positif bon donc ñu am jàngoro yi kenn ki cas importé la mooy ku ko jële bitim réew fukk ak ñaar yi ay cas contact la yu ñu doon suivre ñu yëgal leen ci bésu tey bi fukk ak ñaari patient wér nañ danañ leen génn hospitalisation tey ñi nekk hôpital ñu leen di suivre ñu ngi am tan ñaari cas grave yi ñu leen yëgaloon démb ñooñu tam seen situation ñu ngi koy suivre bu baax bésu tey bi donc mën nañ leen wax ne téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi cas la ñu déclaré Sénégal ñeent fukk yi wér nañ bon nag téeméer ak fanweer ak juróom ñoo nekk ci hôpital ñu leen di suivre ñu yëgal ne dañoo seetlu ne district ouest ak district sud fii ci Dakar am nañ situation boo xamante ne dafa jar ñu toppatoo leen bu baax a baax a baax moo tax am na benn réunion boo xamante ne 17h lañ koy def ak képp koo xamante ne war nga ko fekkee pour que ñaari district yooyu ñu am ci benn stratégie boo xamante ne différentielle la ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi demander population yépp ñu topp ndigal yi bu baax pour que ñu mën a gagner combat bi ñuy combattre le Covid-19 maa ngi leen di remercier bu baax. kon nag mu ngoog mooy ministre de la santé et de l'action sociale muy Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne moo ñu doon yeggee kàddu yi tey jii ak tolluwaayu feebar bi ci biir réew mi kon ci xayma ñu njëkkee ci xayma bi laata ñuy dugg ci li ci toftalu juróom-ñeent fukki test ak juróom-ñaar la ñu def maanaam 97 fukk ak ñett ñoo ci positif kon fukk ak ñett yooyu mu nekk benn cas importé ak yeneen fukk ak ñaar
ñaar yoo xam ne ay cas contact lañu maanaam ñu jege woon ñu ko amee kon leneen li ñu mën a wax également mooy fukki nit ak ñaar wér nañu ci bésu tey ginnaaw bi ñu defee ay test yu mujjee négatif ci ñoom kon dinañ leen yeewit tey jii ñaari cas grave yi nga xam ne nag moom lañ ñu doon yeggee nag démb ne seen situation ñu ngi koy suivre état stationnaire la ñu nekk ñeneen yi nag ñoom ñu ngi tane état de santé stable la ñu toll kon boole seen bu ñu xayma muy téeméeri malade ak juróom-ñaar fukk ak juróom la Sénégal déclaré bi feebar bi feeñee fii ci biir réew mi ba léegi ñeent fukk yi wér nañu mu des ci loxoy waa Kër Docteur téeméer ak fanweer ak juróom ñoo xam ne ñu ngi sous traitement waaye itam dégg ngeen li ci ministre Abdoulaye Diouf Sarr toftal ne fii ci Dakar gis nañu comme Dakar Ouest ak Dakar Sud mooy district sanitaire yi nga xam ne ñoom ñoo fi ne noonu lañ leen tuddee Dakar Ouest ak Dakar Sud am na ay foyer foofu maanaam am na béréb yoo xam ne feebar ba feeñ na fa te mi ngi mel ni foyer comme buñ jëree fii rek li amoon na Touba ab foyer ñaar Dakar Ouest ak Dakar Sud te li feebar bi di feeñee foofu ak na mu fa fëse tax na ba tey jii ci ngoon 17h mbooleem ñi war a mën a bokk ci wàllu googee dinañu toog waxtaan tous les acteurs y compris waa wér-gu-yaram bien sûr ak amaana yeneen acteurs yi xëy na lu jëm ci wàllu bokk moomeel yi ak xëy na takk der yeeg mboolem spécialistes yi ñi ci war a mën a bokk yëpp ak mboolem partenaires yi dinañu toog waxtaan xool ban stratégie la ñuy mën a définir yan action spécifique la ñuy mën a jël pour ñaari foyer yooyu muy Dakar Ouest ak Dakar Sud est-ce que dañ leen di ber est-ce que duñ leen ber est-ce que loolu yëpp ay xeetu waxtaan la yoo xam ne dinañ ko waxtaan xool daal pexe yi nga xam ne foog nañu ne moo gën pour mën a xëy na taxawu ña nga xam ne ñoo fa ne waaye tam fexe tam feebar bi bañ a gën a mën a law ci gox yooyee ci béréb yooyee kon loolu dinañ ci am ay xibaar ngoon lay doon ndax réunion bi 17h la xëy na nag bu jeexee dinañ yeggee askan wi la nga xam ne moom la ñu fa jëlee kon nag mu nekkoon situation wu tey jii ñu fàttaliwaat ne Sénégal mi ngi toll ci 175 cas positifs bi feebar bi tàmbalee nuyoo fii ci biir réew mi boobaak léegi le 2 mars ñeent fukki nit wér nañu 135 téeméer ak fanweer ak juróom ñu ngi ci traitement waaye nag ñu gën a ñaan rek rawatina ñi bokk ci goxu Dakar Ouest ak Dakar Sud nañu gën a moytandiku ndax foofee yëpp ay foyer la te waa Kër Docteur ñu ngi wax sax mbirum persistance maanaam mi ngi gën di persister mi ngi fi lu am la kon nag gën a moytandiku te bu ñu dajee ngoon dinañu xam dëgg-dëgg yan situation la ñuy jël soxna Ali Mandione ginnaaw bi ma gërëmee Daouda Djiba ci wàllu xarala bi yaay booy kon ma lay nuyu di la nuyu ñoo amandoo xibaar yi ma koy baamtuwaat rek gàttal tànk yi waaye tam fagaru surtout ku ci nekk fagaru ndax tànk yaa ngi aar sa bopp yaa ngi aarale sa morom te bu ko ñëpp defee noonu réew mi yëpp dina bokk maase ñun ñëpp ñu aar sunu réew aar sunuy njaboot aar sunuy dëkkandoo aar ñëpp waaw kay aar sa bopp mooy aar say jege ñaale dëgg la mu ngi noonu heureusement ci benn fan parce que ñi ngi am ay cas yu wér yu bëri dañuy ñaan yàlla mu gën a bëri beneen bi moo di waaw kay réunion d'urgence bi ñu wootee waaw pour district sanitaire yooyu waaw kay ñi ñaan rek ñi nga xam ne ñoo nekk ci hôpitaux yeeg ñëpp ñu gën leen a jàppale gën leen a taxawu gën leen a taxawu ndax ñoom itam ñu mën a am matériel yëpp yi ñu soxla waaye nekk ci condition yu ñu mën a jàppalee malade ñoom tam ñu mën leen a aar parce que ñoom fi mu nekk ni gannaaw yàlla ñoom ñooy suñuy yaakaar donc ñooñ nag il faut comme ñoom ñooy suñuy yaakaar nañu leen jàppale taxawu leen ngir ñoom itam ñu nekk dans de très bonnes conditions dafay am solo lool ñu taxaw leen parce que bu doon tey ji mbirum soldat la nga ne ñi nekk au front ñoom la parce que ñoom ñooy recevoir malade yi ci poste de santé yi ci district sanitaire yi ci hôpital ak feneen parce que fi mu nekk ni moom ku wopp ku ne docteur ngay xalaat te boo demee ka lay njëkk recevoir ka lay faj ka lay consulter ka lay piqûre bu dee piqûre la ka lay defal pansement ak yooyu ñooñu ñëpp tey ji war nañ leen protéger de telle sorte que ñoom tam seen xel gën a mën a dal
ñu xam également na ñuy recevoir maladies da ci am solo te ñun ñoo leen war a mën a également dimbali. ñun ñoo leen war a mën a également dimbali kuy dem ci yenn béréb yi boo amee looy muure sa bakkan ak sa gémmiñ comme masque yi nga xam ne moo am mën nga ko sóoraale tam bon ca wet ga tam gis nañu wax dëgg yàlla xëy na suñu mbokki tailleur yi ñu jaajëfal leen gis nañu ay masque yoo xam ne tam gars yi ñu ngi koy def mais question bi ñu bëri di posé wu mooy est-ce que masque yooyu baax na ci situation yu mel nii est-ce que masque yooyu qualité bi war a am surtout norme yi mu war a am également mu ngi koy respecté bon loolu tam questionnement la xëy na dinañ ci gën a gëstu mais mbir maa ngoog maa ngi seetaan Sophie Gueye buy ñëw chaque jour ci gis-gis waaw mi ngi expliqué démb ay masque yoo xam ne ay tailleur ñoo ko doon defar di ko mooy yi ñuy defaree ay vax ay affaire yooyu waaw noonu moom mi ngi expliqué ni kenn ci ñiñ ko may moom moo dem di réparer benn mécanicien bu ñu ko may muy réparer oto benn client bi médecin la mu ne médecin bu mag la wax na ko ci benn xaw ma fan la nekk wax na ko kooku laaj ko fan la jëlee masque bi kooku ñëw na bokk ci ñooñ di defar masque yi pour ñoom itam gunge leen wax leen masque yi ñu soxla ñun waaw naka la war a mel naka la waaw kooku def na un acte citoyen ba nee na mi ngi ñoom ñi ngi koy gën a yaatal di jokkoo ak yeneen médecins yoo xam ni dinañ ñëw bokk ci pour encourager ñooñu wax leen tam bi masque yi ñu soxla naka la war a mel ak nan la ñuy def nii la ba masque yi nekk ci conditions yi ñu arrangé donc yooyu c'est important dafa am solo du n'importe quel masque waaw looy muure sa bakkan moom yomb na mais ci situation bi ñu toll masque bi dafa am lu muy laaj ak nu mu war a mel waaw loolu yëpp également jar na sóoraale kon médecin boobu également dañ koy gërëm parce que def na wàllam ndax moom en tant que professionnel de la santé en tant que waa kër docteur xam li ñu soxla mu ciy gindi gars yi def naa lu am solo la te lu jar a saluer la lu am solo la waaw mi ngo bi ci des nag ñun ñi askan wi ñu jàppale médecin yi tam mooy aar suñu bopp aar suñuy jege ñaale waaw boo defee yenn cas positif yi wàññeeku yàlla baax na ak tam gunge ñi nekk ci biir kër gi parce que toog sa biir kër tamit yenn saa yi stress bi ngay dundee doo am looy def waaw kon li ngeen di def nii yow Serigne Cheikh Sarr am na ci solo dëgg la heureusement ba am nañu Zik FM waaw heureusement mu ñuy bégal donc ci kanam inchallah 11h d'accord à tout à l'heure jërëjëf waaw jërëjëf Simon Pierre Faye merci beaucoup loolu mooy xibaar yi tukkee ci ministère de la santé Zik FM